sigal nga sa diine wóotu nga sa baay sigal nga sa diine uuf nga sa baay sàmm njaboot gi xel mënu laa jam naan man yaa ma gënal ñii yaa ma gënal ñii. Voilà, merci bien. dellu si nañu seen émission xëj ak seen émission bi nga xam ne lépp lu jëm ci société bi fait de société ak politique lépp loo xam ne rek maanaam nit ñi ñu ngi koy yëngatu ci wàllu diwaanu Louga ci Sénégal ak dans le monde entier moom la ñu leen fas yéene dëgtal fii xëj ak seen nag ñëpp lay invité sport bi politique bi sëriñ si bon képp koo xam ne kii rek yaa ngi ci population bi di ci yëngatu rek am nga place ci émission bi ci kàttanu yàlla ci micro bi Sidi Thiam tey nag ñu ngi dalal. xëj ak seen ñi ngi dalal Mama Fall nag bu ñu koy wax mi ngi dëkk Guyaar Sarr xam ngeen Guyaar nag dafa am ñetti pàcc dafa am Guyaar boo xam ni maanaam sàkkal la bokk Guyaar bi nga xam ne Ngën Sarr la bokk ak ci Ngidi la moom nag yàlla def na ni mi ngi yëngatu ci wàllu social demoon na extérieur dellu si waaye yàlla def na mi ngi yëngatu ci Guyaar ci wàllu extérieur ci wàllu social mën nañu xam maanaam daal indépendant la waaye actuellement nii dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy laaj maanaam mairie yi nga xam ne ci la ñu jëm le 23 janvier bi ñu dëgmal ci kàttanu yàlla muy élection locale bi ñu koy waxee moom nag dafa bëgg fas yéene laaj mairie Ngidi la nag ku ko wax le président le candidat sortant le maire sortant c'est Idrissa Tall foofu nag am na fa ñeenti candidature moom nag ñëw na bokk ci ñiy laaj mairie ba yoon may na ko donc doomu Ngidi la doomu Louga la tey war naa mën a laaj Ngidi mairie bi je crois que loolu kenn doxatu ko donc moom la ñuy dalal tey mi ngi ñëw nag ci laaj ko ci parti Bougane Gueye Dany Bougane Gueye ku ko wax nag mooy gëm sa bopp moom la fi nekkal fii ci région Louga nekkal ko ci département Louga moo tax mu laaj mairie Ngidi la Mama ñi ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay fay di nuyu. di nuyu bokki njàmbur yëpp rawatina nag sama commune muy commune Ngidi la kon commune Ngidi la tey moo nu yëkkati comme ni nga ko waxee benn précision rek laa bëggoon a delloo si moo di ni Bougane Gueye Dany gëm sa bopp ci laa nekk foofu laa adhéré ci laa bokk donc ci moom laa demee ci Bougane Gueye laa demee laa defee sama candidature. voilà merci bien tey bu ñu doon présenté Mama ndax yow mën naa présenté wala déet Mama Fall. waaw Mama Fall day kii maa ngi bokk dëkk bu ñuy wax Njaañ Fall comme ni ngeen ko xamee Guyaar juróom-ñetti dëkk la ko waraloon moo doon ab alt la woon saxaar ga dafi taxaw. mag ñi daa ñëw di te teeru ba ñu demee ba gis ni xam na am na njariñ la ci ñu bare bare toxu si ba dëkk ba nekk juróom-ñetti dëkk kon sama baay ci ñooña la bokk moo ma yóbbu Guyaar waaye boo ko seetee tam Guyaar ak fi ma dëkk 1 kilomètre la parce que nun fi nu nekk ci suufu sunu dëkk la nekk kon Guyaar ak Njaañ Fall dañoo taq kon noonu loolu moo ma indi moo nu boole foofu. Guyaar. voilà yow ci lan ngay yëngatu. très bien man li may yëngatu def naa extérieur maanaam bi may jógee 1969 laa fi jógee dem gànnaar laa defee sama jeunesse gànnaar ba ma fay jógee maa ngi fa jógee 89 événement naar yi am kon ma nga ma fekk Guinée def naa fa 18 ans Guinée la ma fa doon def itam moo doon entrepreneuriat laa doon def parce que ba ma fa demee dama faa dajeeg samay ay guinéen yu ànd ak man wóolu ma financé ma nu créé benn société bi ñuy wax société africaine de construction des travaux publics ñu di ko wax SAFCOTEP ma jiite ko ma nekk directeur ba waaw léegi bi nga ñibbisee ba léegi lan ngay sëf ci wàllu social fii ci sa fi nga nekk Guyaar wala ci Louga. waaw bi ma dellu si Guyaar damaa dellu si ci cosaan
parce que comme yàlla dogal na sama bàyyi nanu ak suuf ma ni ba nu demee wër ba dajal naam indaale wunu alal waaye yàlla dimbali na nu indil may nanu xam-xam ma ne nag xam-xam bii ma am nag danaa jéem a góorgóorlu jëriñ ci samay bokk yi ma fekk si fii loola moo ma dugal ci wàllu social bi ma daal di commencé di bayantu dama yàgg ma dugg ci wàllu jur gi nu dem ba gis ni am na handicap bi mooy lan moo di ni da ngay dajale sa jur ba am tey gétt war cee mën a faj soxla nga xëy doo fekk dara sàcc yóbbu ko loolee day moo ma gën a sonn moo ma gën a naqari ba ma dugg ci loola yàlla dimbali ma nag wax dëgg yàlla ma am ay xale yu baax loolu moo tax maa ngi encouragé commune Ngidila ak yenn ak sunu arrondissement yëpp nañu jàngal xale yi jàng mooy li wér de Guyaar boo seetee taarixam li fa jaar ci ay projet lu ci mel ne plan ak keneen waaye day diig rek waaye bi nu yàlla mayee xale yi jàng parce que man bi ma ñëwee dama leen a organiser ñoom yëpp laa dajale intellectuels yi enseignants yi ñëpp ma dajal leen ni leen dëkk bi yéen a ko war a defar ba nu dajee nag la nu créé lii yàlla dogal na nag ma nekkoon président du conseil consultatif intervillageois boo demee ci code des collectivités locales bi article 7 ba yooyu la nun ñi lay wax kon yoon may na ma kon ma jéem a dugg ci nag ci wàllu social jéem a suqali sama gox ma ni nag kon léegi naa jéem a seet nan laay xeex a càcc gi voilà léegi dugg nga foofu barki démb sax président de la république muy Macky Sall ma nga woon fële ca Daara journée nationale de l'élevage mu célèbre ko cette année muy 7e édition mu célèbre ko à Daara juste ngay wax sàccum jur gi tey ban njàngat ngay am ci président ni muy at mu ne mu def ba journée nationale décentralisée bu barki démb mu yóbbu ko Daara wax na tam sàccum jur gi nee na danañ ko criminaliser assemblée nationale maanaam ko sàccati rek maanaam yoon dana dal sa kaw maanaam crime lay doon noo jàngatee lecture message président de la République bi mu demee Daara. xanaa di ko rafetlu ni am na yéene waaye nag loo gis dafa am yoon parce que man dama yaakaar ni nun bi nu ma ànd man Mama Fall ak sama équipe bi nu jógee wane ton bi parce que lu mat fukki dëkk ak dara tey jii assuré nañ leen dama yaakaaroon ni lu mu bon te lu nu la nu jëkk a def ba nu ko defee rajo Sénégal googu la nu ko jaarale ñetti yoon ñu siiwal ko. brigade de vigilance nga créé ci biir dëkk pour ñu aar càmm gi. très bien. boo xam ni nag dama ko teg ci yoon. ñoo ko tegee ci yoon. ni ma ko tegee ci yoon moo di ni damaa dajale dëkk ba ñëpp daje. ma daal di taxawal nu daal def benn feuille de présence ña fa nekk yëpp émergé ba nu fa jógee nu daal di def procès verbal bi lanu namm maanaam ay gardien la nu bëgg a taxawal yoo xam ne si dëkk bi moo leen di fay. ba nu paree ca procès verbal bi daal di def nag ay lettre de soutien noo nga commencé gouverneur de l'époque moo doon monsieur Mbeng. Aliou Badara Mbeng. maa ngi copie bu mu de restitution bi. ma jógee fi dem nu ñu koy wax. préfecture. jox ko copie am. Mamadou Xuma. waaw dem sunu sous préfecture jamono yooyu monsieur Ibrahima Guèye moo fi nekkoon. ba ma demee muy waaju baax nag mu ne lii man ngeen koy defal man ak moo noo ci àndoon di yéeg ak wàcc. ak sunu maire jox naa ko copie. Idrissa Tall. bi ma dellu see nag laa implanté affaire boobu man ak sama équipe. weer woo dee nu am ñoo xam ne dañuy koy collecté dañuy wër quartier bu ne ñu affecté fa kenn. bu nu demee ba fin du mois nu dajale collecte bi yëpp ñu jox ma ko ma fay gardien yi maa nga kaye ba. bu nu demee ba année bi dee dañuy toog comptabiliser ko ñaari dërëm bu ci desee dañ ma naan ñaari dërëm yi nga fi yore dañ koy marqué. kon ma dellu si ci njàng mi li ma la wax ni la. njàng mais boo brigade de vigilance boo koy créé aussi tamit dafa am foog nga waxtaanal les forces de sécurité. muy la gendarmerie qui est une force d'intervention et que la police muy une force dissuasive donc ñoo wax nga taan nga ñoom wala déet. merci jërëjëf ci li nga ma fàttali parce que boobu dama ne bi ma jógee fële commandant bi laa dem toogal expliquer ko affaire bi mu ni ma
père ma ne ko commandant gendarmerie bi. waaw John monsieur John moo fi nekkoon jamono mu ne ma lii kat yow man mii nga koy defar bi nu dawalee ci déwén sa xaw ma la ñu créé brigade bu nekk Ngën Saar muy waaju fa nekk muy mbay maa ngi koy ñaanal di ko yàlla defal ko promotion bu mag parce que liggéeyam rafet na wax dëgg yàlla jàpp na ci te gis naa ni changement mi nga am ci gars yi doon jalgati côté boobu bi nga xamee ni dem nañu ci moom mu ni nag maa ngi ci seen gannaaw moom moo nu jox sax plan d'action bi parce que moo ni nu affaire bi reeteet rek la bu leen xeex bu leen xuloo yéen a ngi ak seen téléphone yéen a ngi ak seen sifflet bu ngeen gisee lu ngeen xamul yee leen waa dëkk bi woo leen nu oto bi dana ñëw dana nu jàpp te bu nu xasee jàpp daanu ca topp ba li ci yoon wax nu def ko kon li président tëral man de dama koy rafetlu te bokk na moo jëkk ci point bi nga xam ni sama programme ci kii bi nga xam ni moom laay doxal bis bu ma fa yàlla yóbboo incha allah sàcc dootu am ci commune bi. voilà merci bien kon tey comme ni ñu koy waxee rek ñi ngi delal tey Mama Fall muy candidat à la mairie de Ngidi la bokk ci Gouyaar Sarr donc 88 628 00 80 ci technique bi Issa Ba ci micro bi Sidi Thiam donc Mama ñu jógee ci loolu ñu ñëw nag ci wàllu tuuti xuusi tuuti politique bi président Barki Demba dafa toog ba ca yàgg rek mu ne ci conseil des ministres bu lay passé semaine bu lay passé mu ne dafay delloo si waat le poste de premier ministre boo xam ni dañ ko dindi woon depuis presque mën nañu wax ni am na ñaari at mu war ko delloo si waat naka nga jàngate dellu si waatu poste maanaam dafay restaurer le poste de premier ministre noo ko jàngate loolu yow. man de wax dëgg yàlla damaa yaakaar ni tâtonnement am na ci sérieusement tâtonnement am na ci lu tax ma wax loolu damaa yaakaar ni lu toll ne gouvernement ak lii nekk ci sa disposition boo demee bay dindi dara wax dëgg yàlla war nga koo xalaat profondément parce que lii dafay tardé réew dindi lii bu ëllëgee nga delloo siwaat lii te am yeneen point yoo xam ne si moo ëpp priorité wax dëgg yàlla lii ci luy tardé réew mi ci la bokk te réew mi amul fii nu toll nii amuñu doole wax dëgg yàlla di manipuler ñaari fan ñett ñu laal constitution bi ñaari fan ñett ñu laal constitution bi wax dëgg yàlla man de rafetlu ma loolu wax dëgg yàlla. allez-y. waaw. loolu la foofu du ma ci sori dama ni la. rafetlu ma ko. rafetlu ma ko parce que day tardé réew mi. bàyyi woon ko na mu meloon la mu fi fekke woon mu continuer liggéey. tey jii bu ko defee xam nga léegi déjà. li muy gagné muy ëpp lu muy perte dafa waxoon ni fast track la ci jubloon dem ba ci biir xam ne ni loolu doxul accélérer la cadence tey jii mu dellu si waat ne da koy delloosi bu koy delloosi dana laal constitution bi ak yeneen budget yeneen yi ak yu muy laal li muy yàq moo ëpp téeméer yoon dama ne retard la ñu indi. mais yow pour le moment daal est-ce que gis nga ni tey premier ministre Sénégal laaj na amaat premier ministre. waaye lu war la loolu mënul ñàkk premier ministre mënul ñàkk parce que président mënul yanu lépp. mënul yanu lépp de moom. mënul yanu lépp déjà front social baa ngi nii barki dem ba léegi barki dem semaine ba lay passé mois place c'était le boulanger démb 48 heures c'était le transporteur enseignant yaa ngi fi étudiant yaa ngi fi il faut mu am kenn koo xam ne dafay dox diggante président de la République ak les syndicats ak le social. merci président moom pratiquement boo gisee yëpp day tukki. voilà tey war na assurer Union africaine dans quelques jours. sommet Sine Afrique baa ngi gis nga moo ab ministre moo yóbbu premier ministre dafa war a nekk. ci constitution dafa tax au moins mu mën di wax ak moom mu rendre compte le président de la République mais xëy si wala dindi ko comme ça xëy si wala soit comme ni nga ko waxee man vraiment je dis que est-ce que du échec. échec la dama ni la terre à terre la nanu ko def ci delloo si ci kër gi wala ci village bi rek yow bu ñu la tegee chef du village dong laa la wax boo bëggee mu dox war ngaa am ay gars yoo xam ne si da nga ciy waxtaan ak ñoom ñu di la xelal. di ci kii waxantuma laa nag lu toll ne am réew. Vraiment. échec la. voilà maam gis nañu front social bi fan yii yëpp sama mois bële passé boulangerie la woon affaire mburu démb gis nga réew mi ni mu mel ak tey 48 heures yoo xam ni dem dikk amul transport amul tout est paralysé noo ko jàngatee en tant que. lu ma koy jàngat mooy nguur gu jeex. nguur gu jeex. buy jeex. nii rek lay demee. parce que man lu ma gis ren wax dëgg yàlla musuma ko gis nag sax ci yeneen yi nga xam ne dañoo naroon jeexal ku ci mel ne Abdou Diouf ku ne xamoon na ni moo gënoon a metti le fuuf nun ñi dëkkoon ci àll bi xamoon na ni nguuru Abdou Diouf ci fin bi wax dëgg yàlla li nu doon daj noonu rek ko doon daj parce que dem nañu ba lekk dafa nuy të
te loolu actuellement amu fi. te ren nawet bi baaxul de yàlla baal nawet bi ren mu waroon demeewu ko les gens ñi wax waxi xiif. moom laa lay wax dama ne la nguur bu naree daanu loo fii rek indicateurs yi moo nekk nii nguur gi moom fu mu jëm baaxul ku ne xam na ko. parce que man remarque ci àll bi laa dëkk. musuma gis nga dem ci village ñuy critiquer président de la république. te Macky Sall. toll na fa foofu daal laay waaw. lan mooy solution bi maintenant. lan mooy solution. respecter république bi rek. te jéem a liggéey nag jéem a delloo si xel yi bu ñu ne parce que man fii ma nekk nii di wut mairie bi du ma ne rek tout sauf déw de man damay joxe solution wax leen ni lii bu ngeen ma ko joxee lii laay def te fii laa koy jële te yéen it laa koy àndal réew itam bu wax dëgg yàlla bu ngeen demee ba di ko jox nit bu leen ne rek tout sauf déw nanu tànn seet ñi nga xam ne si borom loxo yu set lañu te wóor nañ ñi réew mi moo leen soxal nu préparé woo 2024 ñu jëlee ko fi. 2024 ñu jëlee ko fi. rek tey candidature Macky Sall en 2024 yow ànd nga ci wala àndoo ci. waaye damay Macky ku yeewu la Macky ku yeewu la du ko sax xalaat nag. parce que déjà Guinée jox nañu exemple. Côte d'Ivoire rek ne def na ko waaye taxul mu neexle kon Macky leen gën a yeewu te ñooñu ma la limal ki Macky leen gën a yeewu Macky xalaatul man kay li may xalaat damay yaakaar day préparé koo xam ne si bu ëllëgee dana ko wuutu dara bañ a yëngu gannaaw. mais tey Mama yaakaar nga tey xam nga tey bu doon wut candidature bu doon premier ministre nga man dañuy recevoir le poste de premier ministre. soit daf koy jël. un technocrate lay wut. wala un garde de la société civile un indépendant wala un opposant kan nga yaakaar ni wala koo xam ne ci parti am na jóge kan nga yaakaar ni moo gën poste premier ministre actuellement nii parce que actuellement nii réew mi fi mu toll il faut nga un homme bu nga xam ne transversal réew mi métti na trop. réew mi métti na waaye xam nga politique du Mama mooy joxe xalaat moom ma toog fee gis nga ay calculam lay joxe. mu lay demee. kan Macky Sall. Macky Sall pour man de ni mu yëkkatee. ni mu xëccee Idrissa dalul samam xel. yaakaar nga ne ko def premier ministre. waaw am naa yaakaar. te bu ko defee Amadou Ba tamit gaa yaa ngi koy wax de. ak Mimi Touré aussi pour mu dellu si waat aussi. loolu yëpp fi nu toll bu tëddee du nelaw man maa la wax loolu. ku demoon ci xelu Macky. heure bi bu tëddee du nelaw. kan lay def premier ministre. li ma yaakaar. mooy Idrissa te bu ko defee du baax ci moom. partem dana tas. pour opposition bi nag kan nga yaakaar ni war na fa mën a jël opposition mën nga di force politique mën na génn ci opposition bi nga yaakaar. bu amaana. du ma fa gis ku ko nangu. société civile bi nag. société civile xëy na te société civile bi wax dëgg yàlla man de gisuma fa ku am poids boobu dëgg-dëgg sama aqulaahi taala la. pour un technocrate nag koo xam ni kii bokkul politiqueul deful dara comme ni Boun Abdallah Dionne meloon rek ak moom. non kooku du ko def dafa yóbbu technocrate parce que réew mi ni mu demee la. actuellement politique bi moo dominé. il faut nga am un président très politique un premier ministre très politique. bu fa déggee technocrate sa waay foofu mooy jëlam bu gaaw sax. mooy jëlam bu gaaw. allez-y oustaz voilà merci bien donc technocrate nga ne mënul nekk. ci biir parti am nag. ci biir parti am nag parce que on parle de Mimi Touré on parle de Amadou Ba xëy na peut-être am na ñeneen ñoo xam ne xëy na ñu ngi su gën a guñu bon ñoo xam ne war nañu mën a. déedéet tey bu demoon bay jël. man yaakaar naa ne Amadou Ba moo gën a placé. moo gën a crédible. voilà mu ngoog. mais tey bu ko génnee ci parti est-ce que parti bi du tas parce que tamit positionnement guerre de positionnement dafay daal di taxaw au sein de l'APR. déet man yaakaaruma ko ci partem parce que partem wax dëgg yàlla gisuguma ko fi am poids boobu. mais Amadou Ba ci partem la bokk. waaw am loo jox naa la Amadou Ba boo ma ne gisatuma fa keneen bokk. gisatoo fa keneen. gisuma ko fa. Mimi Touré. Mimi mosoon na. mënoon dellu si waat. déedéet. lu tax du dellu si waat. lu tax du delluwaat li tax ñu jëlee woon ko fi problème boobu la. moom accélérer la cadence la wax de. jeex na ñu jëlee ko fi. accélérer affaire yi doxul. fast track bi Macky Sall la ñëw. dara doxul. voilà moom yow noo jàngee ñaari ati Covid bi. loolu metti wax dëgg yàlla metti
parce que man ni ma ko dundee laay wax de. parce que nit ba lu muy wax dara da ngay wax nan nga dundee lii. Covid bi ci boppam. man am naa benn action parallèle. maanaam dama bi nga xamee ni comme man électricité mooy sama domaine. bi ma ñëwee am contrat ak Sonacos maa leen di jëndal gerte kooku 3 mois lay duré 4 mois. campagne rek la. campagne la rek. donc dama ubbi foofu benn boutique. quincaillerie. waaye bi affaire yi ubbee dama ko ne ràpp tëj ba fii nu toll nii dama koo tëj. tax nga tëj ko. li tax ma tëj ko la ma doon wax parce que bi ma dawalee xam nga waa dëkk bi ñu bare bare surtout àll bi gëmuñu woon affaire Covid bi. man nag lu ma gëm la parce que man damaa gëm ni ab jullit laa. te lépp loo xam ne si mbas mu ñëw ak yu dama naa góor-góorlu fexe ba bañ a wàll doomu aadama. man ragaluma ku ma wàll. est-ce que c'était une malédiction divine très lu yàlla wàcce la woon balaa la woon lu yàlla waaw mais yow tam moytul ma jël sa responsabilité nga bañ a xam ba taal bi. parce que bu fekkee ne dañ la lii nga lànk yow nga jël ko dem wàllu ko keneen. man keroog ba mu ma dalee. yow dafa la daloon. dafa maa daloon ba mu ma dalee. ma ñëw damaa dem ci privé laa de parce que bëgg mu siiw bu siiwee waa dëkk ba daw damaa ñëw tëju sama bi ma ñëwee faj woo pare ñëw tëju sama néeg waa dëkk ba yépp ñëw fëgg ku fëgg man la mukk damaa feebar bee ma daal kat. yow foo ko jëlee woon bëgg maa wàll wala xaw ma te man dootuma woon nuyoo sax ba ñëpp mere ma mais affaire bi moom li nga wax rek daw taxu la rëcc de. parce que xam nga àll bi yow moom boo kii wul. et puis ak ni ñuy dundee proximité bi. voilà ak demlante bi dikkat bi ak sama soxna. ak sa waa kër yi yaa ngi am contact ma ngay génn di ñëw te moom gëmul loolu. kon mën naa ko jëlee fu nekk. mais sa biir kër noonu lañ dund loolu yow sa biir kër. sama biir kër ma tëju rek. gars yi daw la dañu doon daw ci biir kër gi wala dawuñu la. déedéet man damaa isolé man dong nu ñuy def daal indi ma sama boolu lekk may lekk bi ma demee ba yëg ni wér naa nag boobu laa door a génn. ko génnaat voilà jërëjëf kooku parenthèse la woon rek kon donc mama doy na war de loolu moom suñu boor yooyu nga xam ne les gens dañuy amuñ ko sopp ñoom très feew daal demoon lu est-ce que demoo ba sa kër sa gars yi stigmatisé kenn du fa rombati. non ñoom gëmuñu ko ñu ni ma dara jotu la. dara jotu la gëmuñu woon feebar bi. gëmuñu feebar bi. ok loolu la. am na ñoo xam ne dañ may jox loo xam ma bañ ñu ni ma du bu affaire yi passé dootuma la nuyu. man la tàmpi parce que man du jaagee ne man maa ko ragal waaye yow laa bañ a wàll. effectivement mesures barrières yi ngeen jëloon. jeex na. voilà donc ti ñu dalal tey Mama Fall di candidat mi koy maire yi ngi di la Issa dégg nga di Mama voilà kon Issa Mama ñu dugg ci wàllu politique bi. tey nag nga ni da ngaa bëgg a nekk maire Ngidi la. lan moo la poussé pour nga nekk maire Ngidi la. jërëjëf monsieur Thiam li ma poussé ma bëgg a nekk maire Ngidi la. bi ma ñibbisee fekk naa fi communauté rurale gis naa nañu doon doxale avant maire di ñëw. avant maire di ñëw. bi maire bi ñëwee. El Hadj Diallo fa nekkoon comme président communauté rurale. mu ngoog ak sama mag sax maa ngi koy nuyu bu baax muy Maguette Fall. ci commission domaniale bi la nekkoon. kon ba ma étudier affaire yi xool ba yàlla may ma opportunité bii nag ma ne nag damay jóg parce que man gisuma keneen koo xam ne si wax dëgg yàlla li ma nar a def foofu ci programme yi na recevoiral ñoom yépp nga dégg sama programme li nga xam ne si mooy suqali gox bi man yàlla dimbali na ma ak sama équipement ko yor te leer na ma ni bu ma demee danaa ko defee nii ma leen wax te danaa leen wax fu ma koy jële du ay moyens yu ngànd affaire bi xalaat la xam nga yow ab maire tey bu ñu la di joxee maire nga yor mairie bi di moins démembrement wu état yi ñu ngi fi élevage nga fa agriculture nga fa leneen ak leneen topp nu mu tudd habitat ma nga fa yow tey boo demee bay lotiser da ngay dem wuti benn géomètre privé ça pose problème. fan lañu ko war a wute. ci privé yi rek. ci privé bi mais bu ñu ko war a wut fu ñu ko war ci gox bi. mais ma nga ci sa wet ak bureau yor archive yi daanu bu nu duggee ci biir naa la expliquer lu tax man la développer sunu gox bi dafa yomb. parce que attention Sénégal seeni loi baax nañu de
ni ñu tëggee loi yi ak ni ñu organiser administration bi réellement baax na mais nag force nga am koo xam ne dana ko mën a exploiter. appliquer ko. mais léegi yow da ngay laaj mairie Ngidel lan nga gis lu doxul ci mairie Ngidel ba tax nga tey nga sosa daal ak say mbokk ñi da nga koy laaj ci parti wu bëggoon nga gëm sa bopp. li tax may laaj nee naa la mënuloo développer àll bi te freiné wuloo càccum jur gi mënuloo dagg garab yi mënuloo ko fee jëlee. reboisement beeg yooyu. mënuloo ko fee jëlee dagg bi waxuma reboisement. mais dagg abattage sauvage bi clandestin bi. voilà tant que jëlewuloo ko fi mënuloo koo doxal. chef du village yi seen bopp. man bu ma yéegoon dama leen di former force ma nga former leen. parce que nu nu koy jote la. sa bàyyi fii moo ko moomoon yaa fi mag. donnante. léviré la quoi. d'accord naa sax ci donnante bi nanu donnante waaye nañ leen former yow mi fi nekk na nga leen former te ndagam xam nga. lu may wut ay expert laay wut jël pari groupe mu former leen ci code des collectivités locales bi doole ji leen loi bi may bu ko defee boo demee ba ñu xam yow nga nekk seen gannaaw di leen dooleel ku bëgg a gasum pax gi ci mbedd nga ñëw ne bàyyi bu bañee wooteel commune bi dana woo gendarmerie ni ko demal xool la ñuy def fe bala fay histoire de bu ñu ko defee ñaar yoon mu léegi ñu jox ko cër waaye xoolal ma àll baa ngi nii demal école yi amul xale benn xale bu am kayitu juddu. état civil. te pourtant cahier de village bi am na état bi def jox na la da nga waroon ngénte bu taxaw nga ñëw présenté wu laaj doone yépp ñu jox la. nga defal xale bi bu la neexee nun bu nu ñëwee dañu fay def benn affaire boo xam ne si ku ngénte da nga joxe dara ñu dugal ko ci keesu village bi. bu demee ba ci kanam chef du village bi dana départ ñëw bu ñëwee nun noo koy defar nu daal di koy defal kayitam mu jox ko borom bu fekkente ne mariage dañuy defaree attestation ak benn registre boo ñëwee da ngay fay. mais loolu am na ci mairie yi. waaw am na ci mairie waaye amul ci àll bi. mais àll bi am na ci ba léegi nit ñaa ngi. sunu côté dama ne seen côté yi amu fa yéen. amul.